jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci Wassare TV mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Golf Sud seet suñu papa Mountaga Kouyaté mu nekk koo xamante ne ñu bare xëy na suñu génération bi amaana mun nañ ko bañ a xam mais ñu bare ci suñuy kilifa wala suñuy mag ñi nga xamante ne yàgg nañ ci aar dégg nañ ko ci orchestre Baobab. mbokk yi ñuy njaale ki nga xamante ni kenn la woon ci musique sénégalaise ñëpp di ko bàkkee le parolier muy suñu papa Thione Ballago Seck mu génn àdduna dikki démb tombeeg la 14 mars 2021 ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko te xare ko àjjana njaboot gi mu fi bàyyi yàlla suñu borom teg ci loxo gannaaw loolu dañuy bàyyi suñu papa mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di leen di nuyu di ziare ñëpp di kontaan seen teewaay fii si sama kër maa ngi kontaan seen teewaay fii sama kër parce que man musicien la depuis 1972 en quelque sorte mooy sama métier moom laa mos di def waaw tey jii nag boo leen ñëwee bëgguma laaj ci man. xam naa ne war naa leen mën a expliquer bu baax sama parcours man ci musique sénégalaise je peux dire que ci Ouza et ses Ouzettes en quelque sorte bi ma opté pour def la musique Ouza et ses Ouzettes laa jëkk a àndal ñu jóge fi dem en Gambie bi ñu jógee Gambie ñu ñibbisi si la adhéré au Baobab. damay faral di expliquer sax nit ñi ne leen que sama benn mag Issa Sissoko mi nga xam ne temps boobu moo doon chef d'orchestre bu Baobab moom moo ma ñëw jël si yóbbu ma parce que instant yooyu ñoom seen percussionniste bi ñu daan wax Moussa Kane dafa jóge woon dem France ànd ak benn ay musiciens tudde seen bopp Black Soul. bon si laa ñëw adhéré Baobab en 1974 fekkante fa ak Thione Seck Thione Seck tamit xamante nañu bien avant sax loolu parce que moom Gueule Tapée la màgge kër turandoom Gueule Tapée gii la te yàlla dafa def aussi diggante kër Thione Seck turandoom ak sama kër tante bi nga xam ne mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay di yaay Issa Sissoko benn mur mooy jaar ci diggante bi te yéen xam ngeen ne à l'époque xëy na peut-être seen génération xamu leen ko mais ñun suñu génération dañu xamoon luy kasak xale yi koñ bi lañ daan xarafal bu ñu leen xarafalee guddi ñu jël ay pot xam li wax di kasak waaw Thione nag ku mënoon kasak la parce que xam nga temps boobu moom dafa mënoon way man amoon naa ay talent artiste waaw parce que man ay jémbe laa daan tëgg di bokk ci troupe théâtrale yi mais kasak yooyu man Tëngéej laa yaroo donc Tëngéej kasak ci boppam ñoom dañ ko mën aussi te man ci kaw comédie laa ko daan defaale ba nga xam ne man am na kasak yoo xam ne sax bu ma fu mu saan dugg bu ma duggee ci kasak yi rek bu ma paree kasak yi day tas parce que kenn dootul bëgg a déglu keneen talent boobu la ma époque boobu yàlla dafa ma woon boobu talent Thione nag moom baatam neex nag mën dañ daan fubalandoo ci koñ bi ci quartier yi dañ daan fubalandoo quoi ba nag ni ñu ñëwee nag yàlla boolewaat ñu ñëw tase Baobab. yéen ñaar kan moo jiitu Baobab yow wala moom. Thione moom moo ma fa war a jiitu. waaw parce que moom laay mbuub daf ko fa daan andi. man daanaa fa ñëw mais bokk gu ma woon parce que Issa période boobu avant bien avant may kii sama grand frère des fois Issa daf ma daan jël téye sama loxo ñu ànd bu ñu demee ay nelaw rek laa fa nekkee woon. dafa mel ni moom daf ma daan yóbbu foofu pour ñu sol ma musique bi quoi parce que man orchestre bi dafa amoon benn loge bu nekkoon ci ginnaaw loge yu musiciens yi man daal bu ma ñëwee rek foofu laay dem rek kal ko fa rek départ di nelaw rek musique bi rek ba mu tas grand bi ñëw fëgg ma jógal ñibbi waay ma dal di kii ñu ànd mu dugg ci oto mu dal di ma yóbbu ma ñibbi. ñu dal di waaw en fait mu ngi noonu daal sama destin la te xam naa ne moom loolu sama chance la sama àddina parce que man li ma daan tuddee musique bi daf ma daan dugg
te boobu man xaw ma woon ne sax man dinaa war a mën a bokk ba keroog bi mu ñëwee di ma jël si ñëw ne ma nañ dem dama ko ne daw ma parce que ñeme ñu ma woon dem di bokk ak ay orchestre Baobab parce que ñoom xam nga ñoom war nañ ma magee ay 4 ans 5 ans ñoom coon man maa ko magee 2 ans moi je suis de 53 moom il est de 55 xam nga mais grands yi ñoom ils étaient plus âgés que moi donc man gëwuma woon ne dinaa war a mën a bokk foofu parce que ñoom a mag musique bi ñu doon def c'était high class ay Deyal wax ni jaay ay Lamine Gueye ay morceaux yu jaraaf ay tous ces grands morceaux là du Baobab yu ñu xamoon à l'époque quoi. boobu moment boobu ñan ak ñan ñoo fi nekkoon ci artistes yi. voilà temps boobu il y avait Issa Sissoko moo doon chef d'orchestre sama grand frère. Laay Mbuub moo daan woy folklore. Ndiouga Dieng da daan woy folklore. Thione da daan woy folklore Thione moo leen daan awu. Bala Sidibé moo doon woy soose. Rudy Gomis non temps boobu Rudy Gomis dafa voyagé woon. Donc Latfi Benzuloun yore accompagnement. Sidaat Ly yore basse. Atisso yore guitare solo. Medoune Diallo di woy les morceaux cubains waaw noonu la demee woon. nga ànd ak orchestre bi ba ban année nga arrêté ci orchestre wala ba tey yaa ngi. Baobab ba léegi maa ngi fi kay. ak yan dëkk nga ànd ak ñoom orchestre bi. oui on a fait le tour du monde. def nañu tour du monde plus de bu la neexee 10 fois. dem nañu Australie ba Nouvelle-Zélande. dem nañu Moscou en Russie ñu naan ñu fii orchestre sénégalais bi moom moo fi mës a ñëw en Russie waaw dem fi Japon ah wër États-Unis wër Angleterre dem Scandinavie am na benn prix Nobel de la paix bu nga xam ne ñun invité woon nañu pour ñu jouer première partie orchestre artiste bi ko waroon a jouer ñun ñoo def la première partie waaw prix Nobel de la paix donc ñun on a fait tous les pays du monde sauf Cuba kii moo fa dem Bala Sidibé moo dem Cuba mook Issa Sissoko mais ñun on a fait presque tous les pays du monde. mu doon loo xamante ni ci xale yi ñu ci bari xëy na. mën nañoo bañ a xam orchestre Baobab mais koo ko wax rek ci noppam yàgg na ko dégg mu nekk ànd boo xamante ne ànd bu rafet la te et puis ñëpp ñu ngi ñaan ñi ci des ñëpp yàlla suñu borom gën a guddal seen fan te ñu ànd bi génn àdduna Thione Seck nan nga ko yëgee. allahu akbar fii la ma fekk nii fii man daal chaque matin damay faral di déglu rajo maa ngi taal sama rajo di jéem a seet onde yi fan laa war a capter sama jabar ma jékki-jékki dégg sama jabar di wax xaw ma lu muy wax ma gëstu ne ko yow xanaa man ngay waxal mu ne ma xanaa yëgoo li xew ma ne ko mais man dégguma li ngay wax lan la mu ne ma Thione la ñuy wax ne dafa gaañu ma ne kan mu ne ma Thione Seck ma ne ko non arrête mu ne ma léegi lañ ko wax ah ma ne ko bon mu ne waaw ma ne ko loolu ke maanaam Thione man Thione lu ko war a dal ba ñu ñëw di ma ko tàgge nii ma ne ko mbaa du son diabète la moo ko andil ay coma yooyu man loolu laa jëkk a wax quoi ma dal di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun parce que léegi aussi pour man sama doom yi léeg-léeg bu ñuy war a jooy ku dee mbaa ñu jaaxle ci ku dee mbaa yooyu dama leen naan mais c'est un rappel la yàlla ci boppam moo lay rappeler que ne yow tu dois suivre c'est au suivant bu kenn demee dis-toi il y a un suivant am na ku ci topp est-ce que du yow non yàlla rek ko xam donc noonu laa ko déggee mu metti ma choqué ma pan wu mur bi ngay gis nii Thione Seck moo ko def sama kër pan bi li ko tombalee fële gi nga lii ngay gis comme carreau ba ci fële na le moom moo ko def ñëw seet si ma ñu toog mu ne sama soxna dafa soxloon ñu defal ko suppu kànja sama jabar defal ko suppu kànja ñu añ bu suur mu ne waa yow alors mais fii pourquoi pourtant fii fu neex a toog la de ma ne ko
xam nga rek jamono neexul ah saa yi man de fi mu nekk nii bu ma amoon de dinaa ko def ba mu baax mu ne bon amul solo am naa ay affaires yoo xam ne ay karo yoo xam ne mu ngi sama kër bu subaa nga ñëw jël si ko comme ça ma dal di xëy ma dal di xëy dem këram bon en fait mu boole ma ak benn camion kooku andi karo yi mu dal di jël en ce moment ñu ngi defar studio bi foofu mu jël benn carreleur dal di na ko àndal ak taga boo demee nga defaral ko li mu soxla këram noonu en attendant quoi ñuy évoluer mais yàlla fii la ko yemale mais man pour man mu ngi noonu quoi. mu doon loo xamante ni saa yoo ko xoolee. billaay walaay taalaay way. lan moo la gënoon neex ci moom loo xamante ni saa su ne boo ko gisaan rek da ngay fàttaliku loolu. c'est que gis nga à part kasak yooyu ma leen waxoon. ak orchestre Baobab. ñun on nous appelait les Benjamins du Baobab man ak moom. xam nga nee naa leen man màgg naa ko 2 ans. mais am na benn période boo xam ne ñun dañu nekk comme ay séex ma ak moom parce que. bu ñu joué waan ba pare bu fekkente ne parce que nous on jouait les mercredis jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi mu doon jour de repos yi léegi jour de repos yi le dimanche bu ñu joué ba pare dañuy dem Colobane jël oto dem suñu kër Tëngéej parce que man temps boobu man j'étais à Rufisque sama kër papa foofu la ñu daan dem man ak moom bu ñu demee nekk sama kër lundi mardi mercredi moo tax tous mes amis de Rufisque dañ ko xamoon bu baax ca koñ ba ñëpp ko xamoon daal dañ daan fubalandoo di naanandoo ataaya di tooñ di saboté xam nga moom il amee dafa bëggoon foo ak ree yooyu quoi donc sama xel yi nekk Tëngéej yëpp ko xam donc léegi bu ñu toogee foofu ba mercredi ñu dal di jóge Tëngéej ñëw kër yaayam ñëw seen kër ñoom à Pikine mu ngi dëkkoon juste ci syndicat bi foofu juste bu ñu ñëwee foofu añ reer le soir ñu dal di ca dem Jules Ferry temps suñu dancing bi Jules Ferry la nekkoon coon lépp lañ daan bokk donc bu ñu daan jóg benn pâte dentifrice boobu ñu yore dañ koy bokk waaw léeg-léeg bu jógee samay carax tegu noonu day jël rek sol dem man léeg-léeg damay jël ay carax man rek dem bu ñu jógaan semaine bi bu fekkante ne dañuy ñëw Tëngéej par exemple jeudi vendredi man mun naa dem fanaan këram nekk fa ma nit yaayam def ma doom yaayam daf ma defoon doom man temps yii ñoom Mapenda ils étaient plus jeunes que ça ay ñoom Mapenda Khady Seck ñoom Kéba yi ngay gis temps yii xale yu ndaw lañ léegi nag maag coon ñun suñu ànd vraiment dafa nekkoon ànd bu rafet ànd boo xam ne ànd bu sérieux ànd boo xam ne àndu doomu ndey quoi moo tax chanson bi ngeen di dégg muy sëy boo takkee sa jeeg ba am ak moomi doom biral ni boo ko woccee sa njaboot taxawaalu loolu amul maanaam boo muy wax loolu ba pare danaan mun tagga kuwaate sama doomu ndey la lu la metti tiisma mbaar jàmm ngaam man de nama naa la loolu man mooy man lu ma woy man et puis mu nekk ci xolam mu sànni ma ko man it aussi muy loo xam ne man daf ma ko dédié quoi muy chanson boobu daf ma ko dédié man ak yi nag yeneen morceaux yi nga xam ne ay Corobay Samb yi mu daan woy ay neleng ay liiti am na ci morceaux yu bari yu nga xam ne man daf ma ci daan boole ci woy yi quoi ma xamal ko ay soxnaam xamal ko sa famille ses frères ses sœurs xamal ko aussi mbaaxam am na benn anecdote démb bi ñu may interviewé démb am na anecdote bu ma wax boo xam ne am na période boo xam ne moom dafa loué woon en face de chez lui c'était en 75 il y avait une famille bi nga xam ne ñoom dañu dëkkoon foofu mais famille boobu taxuñu seen loxo yemu jotuloon seen ginnaaw trop mais coon dépense su kër ga moo ko yoroon moom moo daan joxe dépense tous les jours ndekki añ reer ku ci am problème tamit moo la koy defal te bokkul nag ak seen kër ñoom bokkul ak seen kër ñoom nga xam ne papa mi ngi boobu temps papa mi ngi dund yaay mi ngi dund ak frère yi nga xam ne leen daan jàppale donc loolu moom tab la dafa tabe ba pare bugg a nekkandoo c'est-à-dire nekk ak doomu aadama yi génne xaalis jënd lu ñuy lekk jënd lu ñuy naan ataaya
par exemple naana mun na romb léegi mu ne naana bi ñaata nga ne ko mu ne la kii bi lépp li ngay jaay lépp lu muy jar nga ne ko maa ngi koy jaay de 4000 mu génn 5000 jox la jël kiiwu naana bi yëpp teg c'est pour tout le monde quoi ah kii ku bëgg a jël rek nga jël quoi. kon yow da ngay wax ni tabe bi nga xamante ne dañ koy wax ci Wally Seck. papa bi ñu ngi gën a waay la Thione du moromu sax Wally du moromam parce que Wally tey jii génération yi bokkul. yéen seen génération yéen vous gagnez plus que nous yéen li ngeen am ñun amuñu ko waaw mais moom période yooyu sax moom taxuloon sax mu am parce que mu ngi wax naan temps yooyu moom 6000 francs la daan fayeeku par semaine man ak moom on était les benjamins ñun on touchait 6000 francs par semaine grand yi ñoom ay 12000 lañ daan jàpp ak 15000 ñoom mag ñi quoi mais ñun on nous paye 6000 francs par semaine mais nag. 6000 francs xaalis la 6000 francs yi bu ñu ma ko daan jox damay mel ni ku ne waaw loolu la quoi waaw macha allah quoi xam nga donc man li ma neex ci moom benn tabam mu ngi ci moom bugg boppam aussi dafa buggoon boppam set ci habillement set ci biir xolam parce que dafa amoon yërmande aussi ci doomu aadama ba pare aussi xale yi jigéen ñi dañ ko buggoon mais mbëggeel googu ñu ko bëggoon moom daf ci amoon yërmande ci ñoom waaw moo tax tey jii vraiment maa ngi dolloo njukkal sa femme ñu naan ko Kiné Diouf parce que ci période yooyu Kiné dafa toog seen kër Kiné xamul woon luy boîte de nuit Kiné xamul woon luy génn période boobu c'était une belle jeune fille kenn du dugg seen kër di ko seet si kenn moom ci boppam xam nga nee nañ nit ki la bëgg mu c'est-à-dire nit bu la bëggee moom moo la raw quoi Kiné dafa bëggoon balaago mbëggeelu ndey comme ni la sa yaay di bëggee noonu la bëggoon Thione macha allah waaw te yàlla tax du dara nag ñu ci bari nag ñu ngi toppoon ci ginnaawam ndax Thione Seck ji mu ngay woy ak mu ngay lay c'est un artiste orchestre Baobab la nekk bon lii ñi ci ëpp ñoom loolu mais Kiné du woon loolu moom dafa bëggoon la personne de Thione Seck loolu la bëggoon quoi moo tax tey ji xoolal gis nga yàlla ni mu barkeelee diggante bi waaw parce que ànd bi yàgg na doo leen dégg ñuy jàppante am nañ ci doom yu barkeel te loolu la ñëpp di ñaan tey jii Thione mérite bi mu am mooy cheminement bi mu def ba gis le bout du tunnel même ñun ñii ñu ngi sant yàlla parce que lu ne lañu daj ci musique bi man batterie laa joué tumba ak tembales mais ñun suñuy jamono c'était pas évident pour nga am instrument bi sax des fois c'est pas waaw loolu la quoi mais fexe nañu ba tàggat suñu bopp def ci suñu xadar def ci lépp ba maîtriser l'instrument niñ ko maîtriser nag loolu moo tax ba tey ñu war a mën a def comme ni ma la ko waxee sànq le tour du monde fu ñu dem ñu respecté ñu fa ñu am ay trophée amuñu disque d'or de mais am nañu ay BBC Awards am nañu ay trophées yu nga xam ne yooyu c'est reconnu vraiment ci international bi on a fait presque toutes les grandes scènes du monde scènes yi gën a mag parce que dañ daan taseeg ay B.B. King ay James Brown ay Stevie Wonder Aragon le plus grand groupe le plus grand des groupes salsa ñu naan ko Aragon ñoom def nañu ñun suñu première partie maa ngeeg archives yi fii j'ai presque beaucoup d'archives si beaucoup d'archives man samay archives boobu man dama leen conserver denc leen bu baax a baax Aragon defal nañu première partie nga xam ne loolu du lu ndaw. ñu ñëwaat ci ki nga xamante ne mooy Thione démb. sa xarit. sa doomu ndey daanaka sa lépp. bu ñu ko yóbbee ci sëñ Yoof yi. jébbal ko suñu borom. ba nga génne. lan nga yëg. bi ma génnee xam nga ñun léegi ay mag lañu man léegi man da alhamdulillahi rabbil alamin parce que man fi may gisee mooy que doomu aadama yi ñëw taxawu ko. man pour man dama ne sama xarit bi de am na taxaw
te loolu la ku nekk di ñaan ci àddina. coon bi muy xam naa xaw ma fekkeewuma bi muy rendre l'âme mais sonnul parce que dañ ne courte maladie daf ko dal léegi à 5 heures du matin après dem donc souffrirul parce que man gis naa ay nit yu toog pendant 5 ans nekk sur le lit de mort di sukkaraat ñun léegi ay mag lañu dañu xam ne ñun li ñuy ñaan yàlla mooy ñu am dee bu sedd yàlla mu fekk ñu ci aussi ci ñuy topp yàlla fekk ñu tamit ñun suñu doom yi ñun ñu bàyyi leen fi loo xam ne suba dinañ ne suñu papa de doonul woon caaxaankat donc démb man li ma sentir mooy que ñëpp àddina bi tout confondu ñoo fa nekk gis naa fa ay mbër gis naa fa ay musiciens journalistes yi ça ne manquait pas jigéen ñaa nga fa ay nit ñoo xam ne seen yoon sax dekku ci da ngay naan seen Thione Seck rek nga gis ñu dal di màbb si ñëw pour ñëw ndeysaan gunge ko ci sur sa dernière demeure biñ koy jullee la ka tàmbaleeg jàkk ja xaw ma jàkk ji nekk ci cimetière yi ba ci fa oto yay gaare foofu yëpp ay nit la woon ba am na benn moment bu nga xam ne sax am na ñoo xam ne dañ jékki-jékki ne attention ñu ngi julli ñu jékki-jékki ne julli nañ ba pare cimetière yi ñu war ko mën a tëj pour que nit ñi bañati am accès parce que dafa demoon ba jéggi dayoo mais loolu man alhamdulilah rabbil alamin laay wax dama naan man am naa yaakaar ne sama doomu ndey bi sama xarit bi man pour man mu ngi àjjana damay am conviction boobu quoi parce que kii am na mayu yàlla ma toogati ñu may wax naan ma 66 ans la am 66 ans kiiwu yàlla la turu yàlla la 66 le numéro 66 quoi buñ ko xaymaa ci affaire Coran ak yooyu 66 mooy Allahu ma xool aussi li mu woy yëpp je me suis dit que ma ne mais Thione Seck mii mënul nekk nit ku bon li mu wax yëpp combien de chansons lépp mu ngi yedd ay nit di wax lu baax di wax lu neex doomu aadama yi mais donc man démb li ma sentir mooy que man saa waay dañ koy yóbbu mais mu ngi dem ci beneen monde te xam naa ne àjjana la jëm et je suis convaincu. démb bari na ci ñoo xamante ne li ñu doon laaj mooy gis nañ ci démb denc Papa Thione lu ñu musul gis mooy denc nañ Papa Thione ba noppi armée li kenn mënul dem pendant 3 heures de temps ñëpp a ngi taxaw oto yi ñëpp a ngi gaar mu mel ni kon am na cofeel boo xamante ni amoon na ko ci doomu aadama yi te daaw dund li nga xamante ni mooy artiste bi nga xamante ni doonoon na ko star bi Papa Thione daaw ko dund. waaw parce que lu tax dund ko woon démb nit ñi xam nga doomu aadama day wax rek ñoom nit ñi dañuy wax rek. bu ma déggee ñu naan les derniers interviews yi mu def daf ko def ak Pawlish ak Ouzin Keita man ces enfants là man xaw ma leen. mais man xeebuma leen. parce que talent boobu ñu am ba ñu soxla leen di leen di woo ci yenn plateau télé yi. nit ñi di leen di convoquer di leen di interviewer di leen di laaj di kontaan ci ñoom loolu yàllaa leen ko defal. donc mu la wóoree ne moom woo na ku mel ni Pawlish ou bien Ouzin Keita di leen di interviewer. c'est parce que moom dafa wàcce boppam xam ne ñoom ñoo tolloo. te effectivement moom loolu la. moom ñëpp la tollool. moom amul woon boobu problème daal. problème mu jaay man star la man nii laa toll. xam nga ne këram googu ku fa dugg rek nga xam ne kii yàlla may na ko. c'est un palais. xam li mu la wax lan moo ko andil musique bi mu def nii. te pourtant wane wu ko de. maa ngi dégg léegi benn témoignage benn gosse bu nga xam ne c'était un plombier alors mu woo ko ñëw ne ko kaay kiiwal ma lii booy bi nee na bi mu taxawee ci kanam dafa doon lox kii ak yooyu parce que moom yaakaaroon na ne Thione nit njaay nit nii boo demoon man boo ñu gisee maak moom da ngay ree ba tas xam nga am na yoo kenn mënul wax lépp waaye maak moom da nga daan ree ba tas parce que dafay foo di ree di kaf ñuy lépp la ci def
mais c'est que nag aux yeux des gens boo ko rombee nii mu sol costume am dugg ci otoom mbaa mu ñëw taxaw ci plateau télévision mbaa muy kii mais da lay won na nag man am na foo xam ne tamit fii man lii laa fa war a wone waaw liggéey bi moo koy laaj waaw man mii sama kër je m'amuse beaucoup avec mes enfants mais bu ma génnee ci biti mais je ne fais pas n'importe quoi on dira que ne kii dafa bëri titre ou bien kii lii fekk loolu yëpp dara amu ci c'est-à-dire da ngay génn mel ni doomu aadama yi waaw wàcce sa bopp am simplicité d'esprit quoi waaw loolu la. ma lay jaajëfal bu baax. xam naa ne li ñu bëggoon wax yëpp daanaka waxtu bi mën nañu koo bañ a may. mais ku mel ni sa doom. Wally Seck. nga xamante ni fi mu toll nii bàyyi ma kenn na at. bàyyi ko mu téye lépp. ban taxawaay la war a am. Wally papam daf ko sës. Wally papam daf ko sës xam nga lu tax papam sës ko c'est parce que papam li mu fi def il faut Wally ñëw jël la continuité fi mu ne actuellement alhamdulillahi rabbil alamin parce que tey jii am na moyen pour épanouir ci musique bi am na moyen yi ñaar tàggat nañ ko ci woy ba baatam nekk au top bu dee matériel baa ngi fi léegi nag la continuité nag léegi moo des poigne bi papam amoon caractère bi papam amoon ak savoir-faire bi papam amoon loolu il faut que loolu moom mu gëstu ci téye ko pour mën a sauvegarder patrimoine bi ñu ko bàyyil gis nga am na anecdote boo xam ne Thione Seck Ramadan ñun ñoo ko commencé ndoon yi ñun ñi man mii ba muy commencé di woy ay balla goog ay doomu baay ak affaire yooyu yëpp maa ngi foon man Ramadan man bokkoon naa Ramadan c'est que après la ñu séparé wu. Pourquoi ñu séparé wu parce que Baobab dafa doon reprendre Thione defar na orchestre am Baobab aussi man mënu ma woon bañ a bokk Baobab parce que je fais partie du ma membre fondateur mais je fais partie des musiciens attitrés du Baobab. Donc Thione ba muy commencé son Ramadan là bi mu quitté Baobab bi muy commencé son Ramadan Thione dañu hypothéquer seen kër hypothèque mooy ñu jël kër gi lebal ko xaalis teg ko nële boo fayulee ñu nangu kër gi loolu la ko papam defal ne ko yow sama doom nga de mais man wóolu naa la ba war la mën a jox kër gi hypothéquer ko nga kii ko parce que xam naa ne doo doom juy war a yàq du ou bien ngay war a mën a def lu dul noonu quoi léegi yow dañ lay ñaanal xam nga ñay moom dañ koy ñaanal yàlla na nga gudd fan kenn du ko ñaanal yàlla na nga rëy waaw donc moom am na force de caractère bu nga xam ne dafa hypothéquer këram dem Sonaga ñu lebal ko ay instruments yooyu mu commencé recruter ay musiciens dont moi man mi ñu recruter ñu mu commencé Ramadan loolu ça doit être vers les années 85 86 mu commencé Ramadan ñuy répéter mu metti lool parce que dañ daan répéter bu ñu paree kenn du am paas ñuy jàppe noonu ba am contrat Sahel benn waay bu ñuy wax Demba Ndiir à l'époque moo yoroon Sahel ñu nekk Sahel di fa répéter ba à un moment donné jubootuñu ak Demba Ndiir période yooyu musiciens yi ñoom ñëpp ay Baba Maal ak ay ñoom Thione Seck astafurlah waaw Baba Maal Thione Seck Youssou Ndour ñoom ñëpp musiciens lañu yoo xam ne dañu utoon ay kër nekk fak seeni musiciens di répéter ñu dem parcelle 22 gii Thione dali fa loué benn ngën di kër pour won la ne man sama xarit la avant kër googu man maa fa jëkk dëkk dafa ne ma Taga j'ai loué une maison Taga yow yaa am jabar parce que man temps boobu man maa ngeeg sama soxna Taga yow yaa am soxna Taga kër ga yow yaay ñëw nekk suñu kilifa
yow tu es marié yow kii ñu ñëw 22 mu dal di ma fa jox appartement ci suuf ak salle de répétition bu mag ñu nekk foofu di répéter ñu nekk ay répéter di répéter ba war a mën a génne albumu Balago Balago la ñu jëkk a enregistré après Balago Ngirim après Ngirim Gaye defe naa Gaye Massar après ainsi de suite ñu def ko enregistrement bu archaïque dañu teg magnétophone teg instrument yi def benn live kurti daal di fexe ba enregistré ko ñu enregistré ko loolu mooy instrument bi jëkk génn bu Ramdan mu commencé daw ci rajo yi ainsi de suite ak interview yeeg journaux yeeg ay affaire noonu la Ramdan commencé léeg-léeg mu génn musicien fii jël fii di def noonu ba yàlla def mu yegg si fenn fi mooy ba mu yegg si fii ñu toll nii donc moom mu ngi commencé de rien la commencé parce que moom dafa dem hypothéquer seen kër jël out matériel nekk ko ba tey il a construit un château ba tey il a eu matériel boobu man tey jii lu ma soxla ci matériel bu ma ñëwee mu jox ma ko defal ñaari studio macha allah kaar tabax kër gu mag ku nekk war fa mën a xaj donc affaire boobu je suis sûr et certain que ne loolu Wally dugg na ci nopp Wally donc Wally nag war na mën a continuer projet CEDEAO bi Thione di def nii Wally war na ko mën a continuer Wally ni mu nekk nii yàlla may ko mu nekk au top war na mën a maintenir loolu continuer ko ñun ñu ngi nii ñun tey jii mais ñun combien d'années ñun Baobab ñu ngi nii di fêter suñu 50 ans mois de juin la ñu waroon fêter 50 ans yu ñu am. macha allah mois de juin bii lañ ko waroon a fêter. Covid bi ñëw yàq lépp. te pourtant Thione a été convoqué. il a été convoqué pour que mu ñëw rejoindre Baobab ñu def anniversaire u 50 ans yi. def album. yooyu yëpp waxoonte nañ ko maa ngi ak enregistrement yeeg yëpp mu ngi sama téléphone. lépp waxoonte nañ ko. mais yàlla moom mu ngi noonu. ay mbiru suñu borom la. donc pour Wally balayel nañ ko chemin bi yoon waa ngi nii Wally ubbil say bët nga def sa ful ak sa fayda te xam naa ne il le fera parce que son père a eu un caractère dafa am éducation bu ñu ko inculqué. te yaayam tamit xam naa ne gëwuma ne dina ko seetaan. te xam naa ne aussi dina am entourage bu ko war a mën a gunge. ñun nag ñun suñu bopp ñun ñii ay baayam ñun aussi dafa war ñu ñëw ci ñun nag di ñu laaj. waaw di ñu laaj. papa nan laa war a def papa nan laa war a def papa nan laa war a def ñu teg ko ci yoon. bu ko defee xayrun bu ko defulee aussi ñun fu ñu ko gisee dinañ ko wax maa ngi nii di ko wax ci seen plateau bi mun naa mu dégg ko. bu ko déggee dina ne ah Pape Mountaga de wax na lii mun na ci bàyyi xel quoi. donc Wally ñu ngi koy ñaanal comme ni ma la waxoon ñooy kenn du ko ñaanal yàlla na nga rëy yàlla na nga gudd fan lañ koy ñaanal. donc yàlla na yàlla guddal fanam fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale. waaw papam de moom il a vu le bout du tunnel xam nga nekk ci pax ba yegg si ba génn. xam nga loolu il faut le faire. ñun nii looloo ñu dal ñu nit aussi. ba ñuy commencé amuñu dara duñu dara xamuñu dara mënuñu dara. mais tey ji nañu sant yàlla parce que au moins am nañ ci même état ñun am nañ ci ay kii. kii nu mu tuddati les prix là qu'on donne là ordre national du Lion. Thione am na ko man mii am naa ordre national du Lion. loolu nation bi moo ñu ko jox. dëgg la n'est-ce pas. xam nga loolu rek doy na. waaw teraanga bu rëy la. bu ngi noonu. ñuy waxati teyati encore tey ñu ngi si suñu biir ko toog. kenn xamul ñu dara. bu ñuy lekk sombik lu ñu mënti def. xam nga ñu ngi ci sant suñu borom bi subhanahu wa taala. donc mun nañu wax ne en quelque sorte. macha allah jaayuma sama bopp de. mun nañu wax ne on a réussi. wax dëgg yàlla parce que boo demee nag ba am ay 66 ans 68 ans. def naa war nga mën a lem say kook nag. xale yi màgg nañu ñoom ñi ils prennent la relève. mais ba léegi àddina baa ngi ñuy soxla. ba léegi àddina baa soxla bu ma la ubbiloo néeg bi léegi. samay kongaas samay tembales yëpp ngi samay instrument yaa ngi fi.
te bàyyiwuma de. maa ngi ci biir de xale yi fu ñu dóore nag ma dóor. waaw waaw. ba léegi yaa ngi koy. ma ne la maa ngi koy dóor kër gi. ndeysaan may gërëm bu baax a baax papa Fadilou Diop. waaw xoolal rek. moo ñu boole. vraiment wax ci yow ay kàddu yu rafet ay kàddu sant Fadilou Diop borom Gueule Tapée. waaw Gueule Tapée waaw. sa diggante Fadilou Diop. gis nga Falilou. maa ngi koy delloo njukkal di ko ñaanal gudd fan. Fadilou daf ma bugg. tout le temps ci sama téléphone. daf may woo. mais yéen est-ce que boo leen defee woon nii est-ce que boo leen defee woon nii. ah man di dégg naa nii. tey si suba la ma woo. mu ne ma Taga man daal dama dégg ay affaire yoo xam ne daf ma metti bu ñu demee ba naan coon dafa jógee Sarbande ñëw Baobab nekk instrumentiste di fa tëgg ma ne ko Fadilou booy yi dañ dul laajte. parce que bu ñu ne coon dafa coon instrumentiste la au Baobab. xam nga kii wax loolu xamul. bien que nag il a joué de l'instrument joué na day joué mën na joué timbales. morsom boobu ñu daan wax sëy daf ko daan woy di tëgg tembal mën na tëgg tembal coon kenn dax ko tëgg sabar kenn daxu ko tëgg mais coon du instrumentiste coon c'est un chanteur vocaliste. c'est pas un instrumentiste man maay instrumentiste coon c'est un chanteur. ñu dégg ci tamit ay wax yoo xam ne ci média yi yoo xam ne xale yi xamuñu lu ñuy wax. waaw am na sax ay nit yu ma dégg en fait am na benn interview bu ma dégg fan yi passé ñu naan orchestre Baobab dañu foo ba xale yi ñëw jël seen place. orchestre Baobab ak li ñu tëgg yëpp ak œuvre yi ñu def yëpp. ñun dinañ fo. non duñu fo. moom kay àddina dafa am ay étapes. c'est-à-dire y a des hauts et des bas. y a des moments où nit ñi dañuy dem ba yow da nga leen di tympaniser. tey fii la ñu faroon suba nga gis leen ñu dégg gis leneen lu leen dàqal ñu dem foofu. yow yaa defaat loo leen andiwaatee mais nit ñi kenn moomu leen waaw léegi boo nee nag léegi parce que tel musicien dafa xew rek moo tax ñun dañ doon foo loolu du wax loolu dadul sax wax bu jekkul loolu kenn waru koo wax parce que ñun ay mag lañ ñun duñu fo ñun dinañ fooyee suñu bopp ak tout ce qu'on a fait dans la vie ak tout ce qu'on a fait comme ay morceaux yu ñu liggéey ak li ñu tëgg ak li ñu def yëpp non loolu du wax bu rafet quoi bon tey maa ngi moom ñu ngi ci doon waxtaan ni ma ne ko bon waa jooju xëy na peut-être xam nga am nga nit moom du toujours ngay nekk ci sa kii daal en fait moom moo xam lu tax mu wax loolu mais ñun duñu foyee suñu bopp man dinaa la romb nga naa ma Taga day foyee boppam non jamais waaw donc Fadilou man maa ngi koy delloo njukkal di kontaan ci moom parce que moom tey jii même seen jataay moom la xam nga wax te xam naa ne moom il nous suit de très près te daf ñu bëgg te yàlla tax nee na ma Taga man dama sincère seen bëgg man li ma leen bëgg dafa sincère daf ma newoon sax chaque jour ma génn benn vidéo même bu dee 2 minutes sax ma génn ko di expliquer xale yi. beneen jataay bu nga xam ne au lieu qu'on va parler du ñu wax ci lii mais on va parler d'autres choses c'est-à-dire de la musique sénégalaise orchestre yi fi nekkoon avant parce que xale yi ñoom actuellement ñoom ñu ngi xam orchestre yi depuis à partir du Baobab sax ñu ci bari à partir de Diender la ñu xam Baobab te Baobab c'est bien avant le Diender c'était au Jules Ferry bon en les années 60 ay orchestre ngi fi woon ay superstar Guinea Jazz Band ñu ngi fi woon ay Vedette Band ñu ngi fi woon ay Super Eagles ñooñu Gambie lañ nekkoon waa Super Eagles ñoom Gambie lañ nekkoon il y avait beaucoup de groupes yu nekkoon fii et beaucoup de grands talents musiciens ay musiciens yu nga xam ne ndeysaan dem nañu kenn xamu leen waaw donc ñun loolu yéen dañuy soxla ngeen di faral di ñëw ci ñun au moins ñuy raconter l'histoire u démbu musique bi quoi ñu koy nettali comme ça xale yi la génération xam ne démb y avait des musiciens talentueux yu nekkoon fii. incha allah dina am solo. dinaa fi ñëwaat ñu gën ko yaatal.
incha allah ñëw leen quand vous voulez nag waaw parce que man dama sawar di wax ci musique bi ñu nekk nii xamloo ñi xamul ñu xamloo leen ñu ngi leen di remercier téléspectateurs yi waaw di leen di ñaanal aussi yal na yàlla guddal seen fan liggéey bi ngeen di def nii yal na ko yàlla ful ba mu kawe ba ñëpp xej ci yàlla defal leen jàmm daal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam merci. jërëjëf mbokk internet yi nga xamante ni yéen a ñu safoo di ñu seetaan ci Wassare TV ñuy jaajëfalaat bu baax a baax suñu papa Mountaga dégg ngeen témoignage yi nga xamante ni def na ko ci Papa Thione dégg ngeen li nga xamante ni jot na ko wax li xew ci orchestre Baobab li wolof naan li duuf ci nag bi xajandoowul ci cin bi xam naa dañ leen di jox dig daje rek ba ëllëg incha allah ñu ñëwaat seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci yeneen fànn di leen jaajëfalaat bu baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.